asalaamaaleykum mbokki internet di baaxoo seetaan info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal tey nag ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Missiré fas yéene waxtaane moom ci lu bëri loo xam ne lëmbe na réew mi rawatina dëkk bu sell bi di Touba mooy ki nga xam ne mooy soxna Aïda Diallo daal di génn li nga xam ne au jour de Saint-Valentin daal di wax ne dafa gént Mame Cheikh Ibrahima Faye ca jantalaay ba lépp nag mu doon coow loo xam ne ndaw ñi nga xam ne Touba la ñu nekk rawatina nga xam ne mooy Serigne Moustapha Missiré ndax léppam rek mooy bëgg-bëggu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul léppam mooy bëgg-bëggu Serigne Mountakha Mbacké moo tax mu xar tànk tubayam ak moroomam lépp pour xeex li nga xam ne mooy li ñuy bañ ci biir dëkk bi rawatina yenn kàddu yi nga xam ne sëñ bi joxe ndigal ñu teggi ko di teg la neen moo tax tey info réew mi nga xam ne lépp fi lay leeree ñu daal di jàkkaarloog Serigne Moustapha Missiré fas yéene waxtaan ak moom ci lu bëri loo xam ne ñu ngi koy waaj li nga xam ne commencé nañ ko lépp rek ngir bëgg a jubbanti réew mi bëgg a jubbanti dëkk bu sell bi di Touba ba lépp jaar ci yoon Serigne Mountakha bu waxee waxam ñëpp daal di teg ne la mu wax léppay dëgg ndax Mbàkke Balla moom maamama ko liggéeyal lii yëpp muy nit ku baax nit ku sell tey jàkkaarloog ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Missiré doon kenn ci ëttub Serigne Mountakha sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki site bi ñuy wax info réew mi maa ngi leen di nuyu ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp ak mboolem koy bàyyi xel site internet bi di nuyu soxna Ami Ndiaye nekk sama wala réew yàgg yaakaar naa bii mooy ñaari émission yu nu def maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la sant di ñaan sunu borom defal ay ngëneel. Saint-Valentin daal di ñëw jël nañu ko xamee woon daal di dikk tey ne dafa gént Mame Cheikh Ibrahima Fall ba wax ci ne Mame Cheikh Fall ak jàntalaayam ak kàddu yi mu ci wax yéen ngeen ndaw nekk ci biir dëkk bu sell bi di Touba nan ngeen jàngatee wax jooju. waaw wax jooju ni ñu ko jàngate mooy bi ci njëkk mooy dañuy tuubal mboolem umma islamique bi rawatina murit yi mooy naqar wi nga xam ne continué na di ko teg yoonu murit ñi ngi koy tuubal mboolem umma islamique bi ak taalibe Sëñ Touba yi waaye li ci jiitu nag ñun dañoo bëgg a wax ñun ñuy faral di wax ci Aïda Diallo ban position la ñu amee ndax ñun position bi ñu amee mooy dañoo juddu doon ay murit juddoo ci ay murit doon ay murit amub sëriñ itam ni ko ñëpp di amee personnellement man Aïda Diallo taxumaa jug ndax du sama yitte man bu xëyoon doon ab yéefarit dara bettuma ci moom ndax ku toll ne Sëñ Tuubaa bu la digalee nga bañ man séentu naa ne suba mën naa doonu bu yéefar waaye man ndaw ñi topp ci moom nga xamante ne bi ëllëg ñoo mujj war a mujjee yëf yi ñooñu ñoo tax may wax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal génération te ñi ci ëpp di ay jàngkati tubaab xamuñu kan mooy Sëñ Tuubaa ñu jug di gëstu Sëñ Tuubaa dal ci ku ñu naan Sëñ Béthio Thioune Cheikh Béthio orienté leen ci ku ñu naan Aïda Diallo Aïda Diallo nag dafa mënta doon seen njiit mënta doon seenub sëriñ ndax l'islam moo weñub loxoom du Sëñ Muntaxaa ko weñ du keneen a ko weñ l'islam moo reconnaître jigéen ju jiite aw góor doon seen kilifa ñu koy sukkal ak raama loolu l'islam ak ko tere ñun nag position boobu ban ko ci jëlee yàgg na ndax 2011 laa commencé xeex Aïda Diallo man première cheikh yi bokk naa ci njëkk def ay interview ku dugg ci YouTube bi da nga ko gis booba it li ma doon bañ mooy lu mel nii mooy bayal daanaka yoon wi loo fi gis mu màgg rek ca ndortale la ñu war a damm ay laafam waaye bayal moo indil yi fi mbiri Aïda Diallo fii mu nekk nii sëñ Sidi Moxtaar joxe ci ndigal mu lànk sëriñ Muntaxa joxe ci ndigal mu lànk li ci des nag responsabilité taalibe Sëñ Tuubaa yi la ndax sëñ bi lim man mooy wax te mënuñoo dëkk ci waxtu wu defee rek ñun na sëñ bi wax ñun taalibe dañ ci am responsable ndax bi ñu joxe suñ bopp dañoo jaayante woon joxe suñ bopp àdduna ak àllaaxira fas yéene duglu ay ndigal bàyyi ay tere donc ñoom comme ci seen bopp lañ identifié Cheikh Béthio taalibe Sëñ Saliou la woon Sëñ Saliou bi mu fi jugee ki ko fi wóotu Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké la tudd Cheikh Béthio bi mu fi jugee ki ko fi wóotu Saliou Thioune la tudd yoonu murit noonu la mas di dox waaye mësuñoo gis jigéen am fi yenn cër yi Sëñ Tuubaa bi mu fi bàyyee ko bàyyi na fi njaboot gi jigéen soxna Faat Ja fi la ko bàyyi sëñ Modou Moustapha moo ko fi wutu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fi jógee du soxnaam wala doomam bu jigéen moo ko wutu gannaawam kon mbir mi dafa leer nañ du Aïda Diallo sëñ Muntaxa ko aaye li mu nekk mais l'islam moo ko aaye li mu indi nag li muy bon soxna Ami am na ñu nekk ci biir dëkk bi ñu gën a bon Aïda Diallo parce que li mu indi li muy bon am na ñu ko jàppal tànk ne ko lii ñu lay tere mën naa nekk maanaam li la sëñ Muntaxa di tere mën naa nekk te ci biir dëkk bi lañ dëkk bu wootee ñu wuy ji danañ koy joti téléphone danañ koy conseil danañ koy xelal ne ko lii nga nekk mën naa nekk te lii l'islam moo ko tere damaa jël tereb Sëñ Muntaxa waaye l'islam moo ko njëkk tere te mënoo ne ab jullit nga nag te tënkuwoo ci tere l'islam yi ak ndigal l'islam yi mënoo ne ab murit nga digluwoo ndigal bàyyiwoo tere kon moom moo génne ñaar yooyu ci boppam waaw loolu mooy li nga xam ne première bi rek moom laa bëgg a ubbee. ñu daal di gis coow li nga xam ne lu mu war benn côté benn audio bu génne boo xam ne tudd nañ la ci ñu gis ay kilifa yoo xam ne ci biir kër sëñ bi ñoo ko fi jàppal tànk ndax soxna Aïda Diallo yaakaar naa bi ko sëñ bi xasee génne rek warutoon na yaakaaruma moom war na mën a ñëwaat ci kër sëñ bi ñu fexe bu mu ñëwaat fi loolu lan nga ciy wax enregistrement bu tax
man xam nga enregistrement man sama objectif principal nekkut enregistrement man xeex bi may xeex mooy jëmmi Aïda Diallo mais xeexuma ngir kër sëñ bi wala nangam foofa itam mënuma faa wax ndax mbir boo fa bokkee da nga dut placé pour di fa wax yenn wala di fa souligner yenn yi li ci gën a am solo mooy xeex bi may xeex man ña ca kër sëñ ba di liggéey laa koy xeexal sëñ bi laa koy xeexal ndax su ma bëggee sëñ Muntaxa ñoŋ ña ci jiitu mooy ña entourage sëñ Muntaxa jege ko du caagi ne nag damaa nekk koo xam ne damaa jóge fële rek di wax nangam ak nangam déedéet le premier ba mooy damaa bëgg yëf yi ñoŋ yëf yi nag ni may bëggee mu ñoŋ mooy xilaafa gu ne war a jag waaye gu sëñ Muntaxa ci raw ndax ginnaaw sëriñ Saliou dafa takkoon laxasaayam jox boppam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ginnaaw sëriñ Bara dafa takkoon laxasaayam jox boppam sëriñ Sidi Mokhtar ba liggéey bi agsi ci moom buñ féetewoo nag sëñ Muntaxa kenn amut fayam bor boo amut fayam da nga cay avance as tuut ñu xam ne aw nga yoonu fay waaye nag awunu fayam te awoo yoonu avance ci bor bi nanguwoo fay bor du am rek kon sëñ Muntaxa ay mbiram ñoom nem ma ware noonu la ware mbooleem buntu këri sëñ Tuubaa ndax kër ga duggal leble na fa loo xam ne ñoom ñëpp war a am taxawaay bu mat sax ngir taxawoo ko ngir ayam gi jag waaw. ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ne mooy Aïda Diallo mën nañ ne am nañu ko jàppal tànk muy côté état bi nit ñi xalaat nañ ko muy ci côté état bi benn ñaareel bi muy ci dëkk bu sell bi di Touba ndax yaakaar naa bu yàggul rek ministre bi génne ko waxoon na ministre de l'Intérieur waxoon na ci mu ñëwaat jour bi mu defaatee sécurité dafa feesoon dell lan nga ciy wax ci ñi nga xam ne ñoo ko jàppal tànk. waaw xam nga côté boobu li ma ci wax mooy état moom amut sañ-sañu jàppale Aïda Diallo te amu ci accord ci lenn ci kilifa yi ndax discours bi sëñ Muntaxa def ci Aïda Diallo dafa sensible état amut fitu rek xëtt ndigalul sëñ bi ci amut lenn loo xam ne ay complice la ci ñu nekk ci biir dëkk bi jaarale état ci yoon ngir Aïda Diallo am doole. sëñ bi dafa def déclaration diggante 11h jàpp minuit daal di wax li muy wax ba ne bu ñu doon attewoo ci lislaam dañ koy rey dóor koy jaasi moom ñi mu àndal. daal di wax ne bu ma sañoon kat bu may wax mu am njariñ waaye xam naa ne li may wax du am njariñ kon moom géntoon na ne lii muy Aïda ndaw si du ko bàyyi. daal di koy wax li mu wax ba ne ko ku def la la neexit yaag bàmmeel la yaag bis penc yaag yàlla kon état amut sañ-sañu xëtt ndigalul sëñ Muntaxa la du doxe sañ-sañ fokk da ci am ñoo xam ne ci biir dëkk bi lañ nekk tuddewoo yoon wi di ko dunde waaye dundaluñ ko ñooñu nag ñoom la état di jaar ba mën a def li muy def parce que route bi mu baaree di def bisu Saint-Valentin du mbirum jullit ñaari yéefar yu doon sëy la ba doom judd ci léegi jullit yegg nañ ci seen sàggan ba di ko màggal léegi nag Saint-Valentin boobu mu doon màggal moom méngoog bis bi ko Sëriñ Béthio ne yaay man maa yow mu ko doon màggal ci Sicap Foire délégation yi mag jóge nañ fii ci dëkk bi dem fa délégation yi jóge na fu ne dem fa yoonu murit ña fa teewoon boo dee xool ñoo ëpp ñu teewoon ci yeneen tarixa yi ci ñun identifié xam leen ci biir dëkk bi kon Aïda Diallo bu amee fit rek dañ koo jàppale tànkam ministre de l'Intérieur nag côté boobu damaa gis moom da cee doxe nu ma yéem ndax moom ba ci njëkk daa identifié boppam ne taalibe bi sëñ Touba la sëñ Touba mi fi sëñ Muntaxa nag wax déclaration bi mu wax ci Aïda Diallo ñu gis mu baareloo ko route nationale bi jëm ci rue Seydou Nourou Tall bi force de l'ordre yi ñëw mu pare di sant ministre de l'Intérieur sant Marème Faye Sall sant président de la République kon complice am na ci mbir mi waaye li ci gën a am solo daal mooy mennum Aïda Diallo ëpp pas-pas taalibe yi sëñ Touba yi te mbir mi nag dafa toll foo xam ne ni actuellement bu dugg ci réseaux sociaux ak coow li mbir mi toll na foo xam ne dafa mel ne taalibe yi ñoo bëgg a fipp te effectivement ñi ngi ci seen i xalaat seen i réunion di def li ñuy def donte waxaguñ ko kenn waaye damay bañ nag mbir mi dem ba ëpp leen loxo ndax mbir kat mën ngaa tooñ nit ki muy muñ nga tooñ nit ki muñ waaye bu féttarloo loolu jàpp naa ne état amu ci solution moom. ñu gis ki nga xam ne mooy Mamour Baye génn na def ci sorti wax ci nga xam ne mooy Aïda Diallo jàppal tànk gi ba tey junior loolu moom it génn na ci ba mu mer ne ñoom am na lu ñuy waajal ndaw ñi lan la ñuy waajal pour jëflante ak Aïda Diallo. waaw xam nga ndaw ñi li ñuy waajal mooy buñ demee ba am réew yëngu te gone yëngal ko rek gone yu gisuñu lu leen doy buñ demee ba yëf yëngu gone yëngal ko rek gisuñu lu leen doy parce que li problème mooy mbooleem ñi nga dégg ñuy wax ñoom seen intérêt nekkul ci Aïda Diallo parce que xamuñu ko fréquenté wuñ ko bëgguñu koo xam soxlaaluñ ko dara waaye ñin ñeewantu mooy gone yu ndaw yu topp Aïda Diallo di wër sëñ Touba ci moom te ñun amuñu lu ñu sikk sàkk ne dara sëñ Touba nekkul ci Aïda Diallo léegi nag comme aw fen wu ñu organisé la dajale ci ay gone ci biiru ruq di leen nax ñuy liggéey di yóbbu di jël ay oto di yóbbu jël seen jot def fa ñun ñu yéene leen na bu ngeen liggéey teekat dañoo bëgg ngeen fayoo ko balaa seen ñaq wi di niil moo tax kenn ku naan la dal naa ci kaw Aïda Diallo déedéet ñun ñii dal ci kaw Aïda Diallo ñëpp la majeure partie li ñu neex li ñu ci bëgg mooy gone yi mucc gone yi nga xam dañu leen tas ci ruq xamuñu sëñ Touba gëstuwuñ ko ñu dem ba tas leen ci ruq di leen nax ñu bëgg kat fen woowu ñu col-colal organiser ko ñu toj ko màbb ko génn dëgg ni leen nag kenn ku ci ne xool ci njabootu sëñ Touba ku la doy nga dem jébbalu ci moom ñun forcé wuñu leen ni leen jébbalu leen ci Saliou Thioune kenn forcé wuñu leen jébbalu leen fi waaye dañoo bëgg ñu dem jokk ji ci njabootu sëñ Touba def seen bopp ay taalibe ndax Aïda Diallo matul leenub sëriñ te mënta doon seenub sëriñ nit nag ñu daal di gis sëriñ Mountakha bu yàggul ndigal mu génn tere xeesal tere mèche ñu gis Aïda Diallo jour boobu greffage la teg
boole di fecc ci biir góor ñi fecc bi mel na ay lan ngay wax ci dëkkal bu metti boobu mënoon dëkkal ci bis bi. maanaam problème mu xeesal ak mees moom Aïda Diallo da ciy sori ndax ci dëkk bi ñu ngi ko fiy jaay te ñu koy consommer ci dëkk bi lañ dëkk loolu première bi rek ab murit day daal di ñëw lan mooy ab murit mooy foo mën a nekk ci àdduna ambassadeur nga ndigal li da nga cee bokk araama luñ ko Touba daganal ko Ndakaaru sëñ bi muriti sëñ Touba yi la digal sëñ Abdou Lahad ba mu woote ba ci teewaayu sëriñ Souhaïbou sëñ Mourtala sëriñ Saliou mu sëñ ab décret aaye ko fi boobu sëñ Abdou Lahad mooy ñetteelu doomi sëñ Touba bi ko wóotu ci kaw suuf sëñ Mountakha ñëwaat di ñetteelu sëtu sëñ Touba bi ko wóotu ci kaw suuf daal di confirmer waat ndigal yooya ak tere yooya bi mu koy wax murid yi la ko doon wax murid yi nag fu nit mën a nekk ca nga bokk muy Aïda Diallo muy ki sant Mbàkke ki sant Diop ki sant Bousso ki sant neneen foo mën a jokkoo ci sëñ Touba rek ambassadeur nga boo xam li sëñ bi tere yaa ci jiitu li muy digle it yaa ci jiitu kon mbirum Aïda Diallo noonu toog di def ay garafaasam ak nangam kooku du suñ problème ñun lay suñ problème mooy jëfin wu bon wa muy def te tas ca gone ya ñu dem ba di ko identifier di bind ci internet bi naan ko yaay sëñ Touba sa kaala gi sa musóor gi sa nangam dem ba naan ko yaay kun fa yëkkoon ñun gone yooyu lañ bañ ñu nax leen réeral leen mais ñun Aïda Diallo def yaramu ne nag def ay meesa yooyu kooku du suñ problème. ñu daal di ñëwaat fi nga xam ne mooy fi ñu waroon a denc Cheikh Béthio ñëpp xam na ne bu yàgg ba tey nit ñaa ngi koy coow dañu dem ba xeer bi Cheikh Béthio tegoon ñu ñëw di ko ziar di ko jaamu ba am na coow ci jot a jóg ñu ne dañuy jaamu xeer sa Serigne Mountakha joxe woon ndigal ñu denc ki nga xam ne Cheikh Béthio mooy baax ba fa lañ ko denc lan ngay wax ci loolu. maanaam ñoom même buñ jaamu wutoon xeerit fi mu toll nii tembe ci jaamu xërëm lañ nekk ndax jaamu xërëm mooy kin topp ne yaay sëñ Touba moom du kenn du dara kon première bi rek ñoom ñoo def seen bopp jaamu xërëm waaye côté boobu li ma ci dikk mooy boo gisee coowul Aïda Diallo ak cantaakon yi ni ñu defee ñaari pàcc li ko indi mooy coow laa ngi jógee ci bi Cheikh Béthio nelawee sëñ Mountakha ne nañ ma ko yët ndax fii moo gën ci moom waa kër Aïda Diallo yëpp jatu ne soccet keroog bàqee fii saaga ya nga doon dégg ba duggee ci internet fekk ko fa waa kër Aïda Diallo ko doon def bañ demee Madinatu Salaam sëñ bi yebal fa délégation ñoom ñoo fa taxaw di saaga di buuru ne waruñu woon denc Cheikh Béthio fii Touba kon première bi rek ñoom dañoo gëmut sëñ Touba parce que mënoon a gëm nga sëñ Touba te reconnaître woon ndigal yi jógee ci xalifab sëñ Touba te dégg naa seen jëwriñ joo xam ne ñu ngi naan ko maam Cheikh Sikar kin jàpp dégg nga audio bi mu def dane mësuñoo gëm benn xalifa bu fi jaar bu fi nekkal sëñ Touba mësuñu ko gëm kon c'est-à-dire que ñoom mësuñoo gëm sax sëñ Saliou mi ni wax Cheikh Béthio lañ gëm donc yooyu yëpp bu amee te ay ngëlëm te ñun lañ suñ problème te mu war a doon suñu xat suñu tànk tubéy mooy gone yooyu ñu fexeel leen a sauver ñun ñi nga xam ne ñun ak ñoom a bokk génération ñu porté combat bi ngir génn leen ci fenn woowu ñu nekk dugal leen ci dëgg waaw ñu gis rakkam yi nga xam ne ñoom la doon mujjee loolu ñoom it ànd ak moom ak seen njaboot ñu gis loolu dafa mujj dafa mel ne ñoom ñoo lëkkaloo daal lépp loo xam ne ñu ngi ko def ñoom ñoo lëkkaloo comme li ngay wax ci wàllum ndaw ñi ñu gis ndaw ñi daw wutali leen ndax affaire bi du ndaw ñi ñoo ciy gaañu ndax di topp koo xam ne yàlla nga koy toppee seen yàlla newu ci ëllëg lan la la mën a indil daal sa wàllum àdduna rawatina laay. waaw xam nga ndaw ñi côté boobu man duma leen yedd te non seulement it duma leen saaga bëgguma it kuy commenter dal ci kaw ndaw ñi parce que ndaw ñi defuñu dara ñoom bi ñu matee jébbalu jox seen bopp sëñ Touba dañoo daje kuñ naan Cheikh Béthio Thioune jox ko seen bopp jël seen addi di ko jox Cheikh Béthio orienté leen ci soxnaam mooy Aïda Diallo mi ñu topp tey la majeure partie boo dee wax dañ naan la audio bi sëñ Béthio ñu ko waxoon moo ñu orienté fii moo ñu orienté fa kon ñoom seen responsabilité principale mooy dañ leen di jox ndigal ñu def waaye ndax ndigal la yell na war nañ ko jëfe loolu mooy problème bi parce que liy am mooy Cheikh Béthio nelaw na gannaawam li mu war a def mooy ñoom ñi ak njabootam ñu rafetal ko ñun bu ñu jógee ci jàmmoo njabootu Cheikh Béthio ñun bénéficié wuñ ci dañoo bëgg l'islam ji jag rek waaye ñoom ñi ci doon am ay privilège doon ci dund lañ ci dund seen bànneex dund seen yëf ñun waruñu leen a jiitu ci waa kër Cheikh Béthio am jàmm boo gisee Saliou Thioune miy jug mooy tawfeex la am sëñ Mountakha jox ko ndigal mu def ay rakkam topp ci moom waaye nekkul na rek bu fittarli woon tey ji def ne Aïda Diallo mooy ëpp ay noonu soppe yi ko dikkal yëpp nii mooy ndigalu sëñ Mountakha li mu jëfe rek Aïda Diallo nit ñi amuñu ak moom problème pël la ak dafa xees ak soxna Cheikh Béthio la woon ñun problème bi ñu am ak moom mooy ndigalul sëñ Touba li muy xëtt ak ndigalul l'islam bi ñun loolu mooy suñu problème ak moom. ñëw ci Serigne Saliou Thioune bu yàggul rek daal benn sot ne dañ ko tuddee Serigne Sall ndigal lan ngay wax ci loolu. waaw effectivement parce que Serigne Sall ndigal ji comme jox nañ ko ndigal jëfe na ko rek te it da ko jëfe ci jamono yu difficile nag mooy Cheikh Béthio nelaw ak li ko toppoon ci taalibe yi xar ñaari pàcc ñii d'accord ñii d'accorduñ mu siif ci digg taalibe yi ne leen man ab murit laa ndigal laa war a jëfe yéen a tal ay taalibe tal ndono waaye man ndigalul sëñ Touba li moo ma gën a ñor sacrifier boppam ay rakam fekk si ko mu jox boppam sëñ Touba yeeslu ci sëñ Cheikh nangu ndigal li sëñ Cheikh digal ko ne ko na diglu ndigalul sëñ Mountakha mu jëfe ko looloo ko indil soppe yi effectivement Saliou ndigal Thioune gi looloo war a am parce que jox nañ ko ndigal ci jamono ju difficile te metti nag mu jël ay responsabilités bàyyi lépp bàyyi njariñ yaag lépp engagé ndigalul sëñ Mountakha moo ko may lii mu am man sama classe gi sopp ko keneen ak keneen sopp ko